la moom mooy vice-président bu ASCOSEN ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna Naata. dégg nga ko coow li fan yi yëpp mooy yokkute bi ñu nemmeeku ci carburant bi essence bi nga xam ne léegi litre bi 775 lay jar bu dee gasoil bi nag 665 ndax yow en tant que consumériste ndax xaj na comprendre nga lu ni mel parce que dégg nañu gouvernement bi joxe ay explication ci loolu ci mel ni baril pétrole bi nga xam ne njëg gi dafa yokk. waaw xam nga dafa am ñaari explication yaay ci seet bi nga xam ne moo la ci gënal mais ñaar yëpp mun na tenir parce que baril bi mun na yokk. kan mooy seet bi ko gënal ndax askan wi moom dafa mel ni ñoom tam explication lu ñu mën a expliquer tam du na mën a dugg seen bopp. non askan wi ça dépend. am na ci askan wi ñoo xam ne mun nañu jël l'explication bi nga xam ne moom la gouvernement bi joxe nga xam ne gis nañ ne effectivement baril bi yokk na mais explication bi dee cee wax itam askan wi am na ci ñoo xam ne loolu la ñuy jël maanaam des erreurs de gestion yoo xam ne am na ba nga xam ne fi mu nekk ni caisse de l'État sont vides donc ñu war a indi xaalis renflouer ko loolu yëpp askan wi ñoom ñooy apprécier mais en tant que défenseur de consommateur ñun dañuy juger situation de fait li nga xam ne da nga maam ñun ñooy défendre askan wi bu ñu sañoon lii du am maanaam góorgóorlu bi du dem ci pompe bi gën a fay loo nga xam ne moom la daan fay te problème bi njàqare bi mu ngi gën a dem ci conséquences yi après ndax ñii nañ ne fii la yem ñii nañ ne du yem fii mais boo demee nga xam ne par expérience ngay waxee mooy que état toujours bu ma jëlee le prix du transport parce que transport bi bu ñu fekkee ne état bi taxawul comme gendarme la daan am bu amee mooy yokkute de fait. mais dégg nañ yenn ci ay transporteurs ñoom nee nañu loolu duñ ko def waaye dinañ wane quand même seen naqar ci yokkute bi ñu nemmeeku ci maanaam bi ma dégloo dégg nga maam góor a xuma muy wax te ma respecté li mu wax moom dafa jël personnalisé boppam ne nag léegi ñoom danañ waxtaan seen biir alsando yi boo xamee toujours syndicat transport ñaari syndicat la bii góor a xuma bu dee transport de marchandise am na ci doole trop mais bu dee alsandooy la transport de personne moom am na ci doole trop ndax ñaar ñooñu dinañ dajee wax la même chose ndax sur le fait devant le fait accompli duñu ko def ñun usagers yi parce que defoon nañu ko tàngu Ablaye Wade transport décret moo ko war a signé bu ñu koy def association consommateur day toog transporteur yi toog état arbitré ñu xool la structure du prix du transport bu ñu seetee ne da nga ma mën nañu ñu yokk d'un commun accord mu nekk un prix consensuel mais li xewoon bi tangu Ablaye Wade mooy syndicaliste yi état dafa traîner le pied pour que mu def augmentation officielle syndicaliste yi jël seen courage à deux mains augmenter seen bopp muy une augmentation illicite nekk nag problème conflictuel entre l'usager et les transporteurs jàppante di am xeex di am loolu boo déggee waxu Abdoulaye Daouda Diallo maa ngi koy gërëm parce que dalal na suñu xel ne augmentation du am donc man loolu lay jàpp ne du am. mais courant bi dégg nañ tey ministre bi ñu dénk énergie ak pétrole ne boo njortee tamit bu ñu moytuwul maanaam yokkute tam dina am ci wàllu courant bi maanaam pareeguñu te juróomi at moom moo des ci Macky Sall ñeenti weer ginnaaw bañ ko falee rek mu ñëw yokk carburant bi ndax juróomi at yi ci des tamit jar naa tiit. xam nga lan moo am dëgg c'est que nous dépendons du prix du baril du pétrole tant que baril baa ngi dem te mënuñu ci dara ku la ne fii lay yem itam day wax lu ko neex. ndax lii yëpp li ko indi réajustement bi li ko indi c'est parce que baril bi dafa commencé di yokk. kon Sénégal yi dañoo war a toog rek di nangu di subir rek te duñu wax dara. problème bi mooy que war nañu organiser wu ba nga xam ne li fi xewoon muy état war a subventionner bu mu dénk banque mondiale ak FMI askan wi dañu leen war a protéger te ragal naa ne buñ toll ci protection bi nga xam ne moo war a am nag. bu boobaa état bi askan wi bu jógee bu boobaa dinañ ko mën a protéger mais tant que askan wi jóguñu lu ñu leen teg ñu nangu ko bu boobaa état danaan kon man position confortable parce que lenn dafa am mooy bi baril bi wàññeekoo dëgg état dafa toog ci matelas financier bu am solo ñu ne nañu wàññi ñu wàññi 100 francs doyu loon
ñu ne nañu wàññiwaat 100 francs doyuloon mais 100 francs yooyu man maa téléphoné l'autorité bi nga xam ne en charge du transport pour ñu réviser à la baisse le prix du transport lu ñu ma tontu mënu la nekk dans la mesure où du am impact sur la structure du prix du transport ñu nangu leen ko donc fi mu toll nii théoriquement amul benn syndicaliste bu mën a def pression état moo tax ma ànd seeg Abdoulaye Daouda Diallo pour que da nga maam prix du transport yokk parce que lu wàcc 200 francs yokkuwul waru la tax da nga maam mu yokk de 60 francs wala de 80 francs ñuy am prétexte pour yokk mais nag Sénégal yokk de fait dafay am bu ko defee état bi croiser les bras xool ñu nag ñun usagers yi ak transporteur ñuy reyante. léegi laaj bi ma bamtuwaat ko mooy juróomi at yi lan lañu war a xaar à quoi on peut s'attendre ndax comme ni ma ko waxee sànq rek ñeenti weer ginnaaw bu ñu ko falee Macky Sall essence bi yokku na te am na yeneen yu ñuy ruumandaat ndax lii xeeñ neex na ci juróomi at yi. lii xeeñ neexul mais dama la ni baril du pétrole bi yàlla bu mu yokk nañ ko ñaan. mais waaye du pétrole kese ndax bu ñuy wax Sénégal du ñu naan pétrole kese am na yeneen yu ñuy jëfandikoo lu ci mel ni ay lekk ak yooyu ndax Abdoulaye Daouda Diallo ci loolu la doon wax sax ba waa kujje gi ñoom ne loolu gëmuñu ko ànduñu ci maanaam il faut s'attendre à ce que bu ñu demee ba ci kanam ñu gis leneen loo xamante ni tam dafay yokku. fi mu toll nii problème bi mooy dama la ne conséquences yi la ñuy ragal bu état taxawul gendarme ne. première conséquence mooy prix transport li nga doon wax sànq. mooy prix transport. waaw prix transport nag ci loolu lépp presque yi. parce que marchandise yi ci lañ koy dugal. parce que marchandise yi ci lañ koy dugal. lépp loo xam ne dafa jóge ko de point A ñëw ci point B muy ci consommateur bi parce que consommateur bi moo nekk en bout de chaîne marchandise beeg lépp service yeeg yépp dafay transiter ñëw ci consommateur bi loolu nag muy ñëw ci consommateur bi bu fekkee ne dañu ko surveiller wul ba mu yokk. te warul a yokk fi mu toll nii techniquement warul yokk donc nañu ko surveiller buñ ko surveiller ba mu yokk de fait nag bu boobaa inflation généralisée mooy taxaw maanaam prix yëpp ay yokk te nit ñi dañu dul dawal yërmande dañu dul dawal compréhension te lu ñëw rek dañ koy def contagion maanaam lay yokk na kat même lanu cay yokk du méngoog pourcentage bi nga xam ne moo am tey jii 60 francs boo ko calculer théoriquement mais li muy ñëw di impacter ci transport amul dara mais tey jii fu Dakar Thiès buñ bu gouvernement bi toogee di président da nga gis sax da nga ko yeewu ne 500 francs est-ce que loolu jaadu na état dafa war a taxaw te bañ a bàyyi da nga maam ñun ñu ak transporteurs yi ñuy reyante. waaw ginnaaw carburant bi Momath Cissé Ascosen am na leneen tam lu ñuy waxtaanee mburu bi waxtaanee nañ ko ñaari weer ci ginnaaw ñu ngi koy waxtaanee waat dégg nañ boulanger yi ñoom tamit ne boo moyul ñoom it dinañ def yokkute loolu ndax yéen a ngi ciy liggéey jamono ji yéen a ngi ciy waxtaan. mburu mi ñu ngi ciy waxtaan dëgg la pendant 2 mois mais waxtaan ci mburu mi pendant 2 mois taxul résultat bi nga xam ne moo génn résultat boobu ñu validé ko. ndax meññee yi dañu ne woon ci diiru pa ñaari weer képp la ñuy mën a maintenir prix boobu noonu waaye buñ ko rombee dañuy delluwaat ci prix initial bi. gis nga meññee yooyu sax dañu war a def seen étude waxuma structure de prix de la farine mais étude lañu war a def ci biir meññee yi parce que man mënuma comprendre bi ñu demee xool leen sur la base de 18 000 francs le sac on est arrivé à 17 300 ou 17 800. donc il y a une différence buñ ne ñu dégg nga maam toog nañ 2 mois perte xaalis boobu man je commence à douter ci xaalis boobu ñu perte problème bi mooy liggéey nañu pendant 2 mois mais li ñu def ñun en tant que défenseur des consommateurs ñun dafa dalul suñu xel parce que dañ leen ne mënuñu jógee ko ci 10 sacs avec une boulangerie moderne ñëw tey ci une boulangerie qui fait que 7 sacs te lan moo indi loolu mooy que meññee yi ñoo doon guerre seen biir wàcc sac bi ba 13 500 au lieu de 18 000 ñun benn consommateur bénéficié wu ci ndax ñoom def nañ ci ay investissement non ñu fopp manne financière boobu ñooyu boulangerie yi am ñu jox ko distributeurs yi la ñu njëkkoon a wax dañ ne na leen ministre bi di arrêté pour fixer la marge mais après ñu changer de fusil d'épaule ne nañ xool boulangerie moderne jël une boulangerie qui fait 7 sacs te lu ñun d'accord ci nous n'allons pas payer les turpitudes des boulangers ni des meuniers maintenant problème bi mooy gis nañ ne une boulangerie moderne normalement
dafa war a dégg nga maam répondre à certains critères. Quel est le seuil de rentabilité d'une boulangerie moderne? kooku yëpp c'est des questions yoo xam ne dégg nga maam ñu ngi koy def te nag bu ñu naxante. mooy dekkil conseil national consommation bi ñu doon wax. bu ñu nax conseil national de la consommation yaa ma may sax dégg nga maam prétexte boobu pour mu wax ne am na benn ouvrier boo xam ne toog na ne 285 la ñuy def mais ñun 330 la ñuy def pain. Contrôle ñi nga xam ne ñoo leen war a contrôler sur le poids gis naa dégg nga maam ñu contrôler la région de Louga sur presque les 20 boulangeries kenn rek ci respecté poids. Sinon 190 grammes la ñu wax mais 145 la ñuy def. kon loolu lépp faaw ñu toogaat waxtaanee ci tegaat ko ci yoon. mais kañ la ñuy am confiance bi nga xam ne moom la consommateur di war a am ci boulangerie c'est ça la question. Momath Cissé laaj bu mujj bi rek ci waxtu wi moo ñu tënk ñi nga xam ne ñooy woy jëfandikoo yi ñoom ngeen di défendre consommateurs yi ndax yomb na fii ci Sénégal ñu défendre leen parce que d'habitude dañ naan dara bu amee ñoom dañuy toog rek maanaam saa ñooy xaaj ci benn nay dóor. lu metti la ndax saa yu transport amee. man damay dugg aftu dugg ci tata yi bu ma bañee fay augmentation bi da ngay gis benn waay ne mais bu ñu tardel waay bëgg maa fayal bu ko defee ma génnee billet 10 000 francs ne ko mën naa fay damaa bëgg dégg nga maam yëf ñu jaarale ko ci yoon. xam nga bu ñu ma yóbbee police yóbbu nañ ma ay yoonu police bu ko defee police na ñun mënuñu ci dara bu ko defee ñi ma àndaloon ci bus bi dañuy wàcc naan fukki nit yu mel ni yow buñ ko amoon Sénégal dox mais bu ñu yem ci loolu. nañ koy jëfee ba nga xam ne bu dara amee bu ñu wootee Sénégal yépp màbb am ci cause bi bu ko defee état taxaw ne ñii kat suma askan wi dama leen war a protéger parce que da nga maam joxoñ nañ ma baaraam. jërëjëf Momath Cissé di la sant di la gërëm. maa ngi sant la gërëm moom mooy vice président bu ASCOSEN ñu doon waxtaanee li nga xamante ni dafa am ay yokkute jamono ji muy